صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي mbokku jullit ñi mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokku groupe Ar-Rahma ñoo ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di baalu àq nag ci retard bi alhamdulilah tey nag dañoo am gan ci groupe bi muy monsieur François Moussa Bass di responsable mobilisation sociale bu UCG ñu war a waxtaane tey li aju ci mbalit mi xam ngeen ni mbalit moom nekk na problème fii ci Sénégal ñu war a waxtaan ak moom ci wàllu googu kon nu ñuy def rek dañuy bàyyi monsieur Bass mu nuyonteeg mbooloo mi nuyonteeg ñëpp su ko defee léegi ñu dugg ci waxtaan bi kon monsieur Bass ñu ngi leen nuyu di la ziar ñu bàyyi nga nuyonteeg mbooloo mi bisimilah. waaw asalaamaaleykum Mohamed Lawson maa ngi leen nuyu à travers yow muy nuyu membre groupe bi yëpp ku ci nekk sa tur ak sa sant di rafetlu invitation bi te di leen di bàyyi ak kàddu gi ndax mu mën a tontu ci laaj yi jërëjëf. jërëjëf monsieur Bass ñoo ngi kontaan bu baax ci sa teewaay ni ñu nangulee wuyu si invitation bi ñoo ngi am mbégte lool di la remercier bu baax di wax nekk mboolem membre yi nga xam ne ñoo ngi nekk ci groupe bi tamit ñoom ñu ngi kontaan ci yow ak ñi nga xam ne moom ñoo ñuy déglu ci lu jege ak lu sore ak nekk ci réseaux sociaux yi ak mboolem nit ñi ci monde entier ñuy déglu kon monsieur Bass jërëjëf ci invitation kon ñu dugg ci waxtaan bi léegi. waaw monsieur Bass dañuy gis oto yi di circuler ci biir Ndakaaru ñu bind UCG waaw di yóbbu ay mbalit waaw lan mooy UCG monsieur Bass lan mooy UCG luy loolu. waaw UCG c'est juste sigle bi naan unité de coordination de la gestion des déchets solides donc ñu créé ko depuis 2011 ñu nekk di liggéey ci liggéeyu mbalit mi yore Dakar di jàppale tamit dans les régions les communes. kon jërëjëf kon UCG mooy unité de coordination de la gestion des déchets solides alhamdulilah kon ñoo ko déggandoo waaw léegi lan mooy mission UCG boobu li mission lan mooy mission daal. waaw mission UCG nag dafa di loo xam ne dañ koy jël ci ñaari pàcc bu ñu jëlee Dakar moom mooy lépp loo xam ne dafa jëm ci wàllu mbalit moom mooy la ñu naan déchet solide donc parce que am na déchet liquide yi moom mooy ndox yeex yooyu noonu yooyu bokk ci ONAS moo ko yore mais lépp loo xam ne déchet solide la ci Dakar ñun ñoo ko yor donc ñu war a fexe ba tali yu mag yi yëpp ñu koy bale chaque jour kër yi nekk Ndakaaru yëpp ku nekk ñu fexe ba sa mbalit nga génnee ko ñu jëlal la ko yóbbul la ko mbëbës tamit gérer li nga xam ne moom décharge mbëbës bi donc loolu moom mooy mission am na yeneen mission yoo xam ne tamit da koy def c'est des missions de réflexion sur les stratégies
sur la politique nationale de gestion des déchets loolu tamit ay mission la yoo xam ne du loo xam ne dañ koy gis nii au quotidien mais ni ñuy gis au quotidien moom mooy jël mbalit mi bale mbedd yi. jërëjëf mais dafa mel ni su ma la déggee bu baax monsieur Bass dafa mel ni kon yéen Dakar rek ngeen yem wala boog est-ce que am ngeen ni projet ci région yi wala noo leen taxawale noo leen di def ak mbalit yi nekk ci région bi. waaw boo kiiyee Ndakaaru dañu jël en charge le processus de A à Z dans les régions dañuy accompagner les collectivités locales mais ci accompagnement boobu noonu boo seetee toutes les grandes villes et même les villes secondaires dañ leen di accompagner par du matériel lourd mais surtout par la gestion et l'aménagement de la décharge parce que très souvent ñoom loolu la ñuy am maintenant collectivité locale yooyu ku nekk yaay xool rek na ngay compléter ak un dispositif de collecte ñii di jël mbalit beex yooyu noonu am na ñoo xam ne charrette mbaam la ñuy jël am na ñoo xam ne am nañu camion am na ñoo xam ne am nañu yeneen i moyens yu mën a jëlee mbalitu seen population mais ñun dañ leen di accompagner te boo xoolee sunu accompagnement dans les régions dem na bay couvrir au moins 50% des besoins donc noonu la demee. d'accord kon jërëjëf monsieur Bass waa léegi bu ñëwee ci ndakaaru bi yéen da nga ni dajale mbalit ñi mbalitu Dakar kii tali ndakaaru yi ngeen tuuri mbalit mi fu ñuy wax mbëbës waa mbëbës moom xam nañ moo gën a siiw ci fi nga xam ne moom la ñuy déverser fu ñuy wàccee charge yi mbalit yëpp à part mbëbës est-ce que amul beneen ndax am na beneen boo xam ne fii Dakar wala waa feneen foo xam ne mën ngeen di déverser foofu mbalit mi. waaw comme Dakar li ñuy wax boo jëlee mbëbës ñu ngi fay tuur depuis fin année 60 yi maanaam 68 69 jël 70 ca lañ ko tijji di fa tuur boo jëlee Dakar yépp foofu rek la ñu am droit tuur mbalit feneen fu ñu ko def rek dañ koy tuddee décharge sauvage loolu c'est pas autorisé kenn waru ko def donc loolu rek moo fi nekk ci Dakar région yi nag mën naa ci wax tuuti parce que région yi chaque ville da ngay am benn site boo xam ne moom ngay désigner ñu aménager ko di fa tuur mbalit yi. waaw léegi kon charrette yi ñuy gis nii ñoom ñuy dox ci koñ yi mu am kër yoo xam ne si dañuy participer ci fay loolu ñuy charrette yu jëleel leen mbalit mi tuuril leen ko fu ñu koy tuuree est-ce que ci mbëbës boobu lañ koy tuuree wala feneen lañ koy tuuree bu fekkee mbëbës bi la est-ce que kon ñoom dañu mën a wax ne ñoom dañoo légal wala ndax état bi mën a autoriser loolu wala am déet loolu tam bëggoon nañu xam lu mel noonu ok. waaw charrette yi ñun xam nga charrette yi li ci ëpp mën naa ne sax charrette yëpp kenn autorisé wu leen amul benn charrette bu ñu autorisé nga jël mbalit mais xam nga population bi am na ci ñoo xam ne charrette yi ñoo leen arrangé parce que xëj na heure bi oto bi di ñëw da leen di fekk ñu dem liggéeyi charretier bi mooy ñëw ñu tijji xam nañ fi caabi kër gi nekk ñu dugg jël mbalit mi yóbbu ko. moom moo tax ngay gis ñu bëri di utiliser charrette comme ñun amuñu droit dugg ci kër ñoom foofu la ñuy wëlbatiku def ko charrette yi nag ku ci tibb na la wóor ne mënta dépasser sa koñ ñu ci bëri bu ñu sori ba sori ñoo ngi dem li ñu naan bande verte maanaam miiru aéroport bi nii ci Dakar foofu lañ koy yóbbu tuur ko ñun nag ñoo ngi jéem a def ay système di leen di wax ne ku ci jël it boo ko jëlee ñu dimbali ñu yóbbu ko ci oto yi bu leen oto rombee ñu sotti ko fa moo ñu gënal ñoom ñu koy sotti fu nekk ñun ñëw di ko tibaat parce que ñoom lu ñu jël ñun ñoo koy jëlaat. waaw mais monsieur Bass loolu tamit loolu doy na waaru parce que yéen mii di leen di bàyyee noonu ñoom ñu jël di dem tuuri ci miiru ay côté aéroport yeeg ak yeneen endroit yi nga xam ne moom jaaduwul. est-ce que loolu moom xanaa nguur bi xamul loolu loolu doy na waar monsieur Bass ban sécurité aussi la am aussi nit ñi di dugg ci kër yi ñoom ñuy dugg ci kër yi di jël mbalit ñi loolu amul sécurité loolu lañ ci wax wa ngeen ci wax dara de.
waaw charrette yi amul benn buñ ci autorisé am na sax arrêté gouverneur bu wax ne waxuma la charrette buy jël mbalit waaye charrette ci boppam rek warta daw biir région de Dakar waaye boo gisee ay pratique te yow amoo pouvoir de police amoo pouvoir de répression il faut nga ut say stratégie boo gisee charrette yi di dugg ci kër yi di jël mbalit dafa fekk population bi ñoo ko bëggee noonu da nga ciy gis koo xam ne da la naan man kat charrette bi je préfère jël ko parce que kii day daan dooleem ci laa koy jàppale keneen ki ne la charrette bi kat man mii nga xam ne damay génn sama kër 6 heures du matin fekk oto bi ñëwagul damay ñëw jox ko waa ji moom jox ko caabi ji bàyyil ko fenn bu xëyee day yéeg ba ci kaw wàccee sama poubelle tuur ko raxas poubelle dellool ma ko fa mu nekk moo tax ñoom ñu jël charrette léegi ñun li ñuy def comme charrette yi mënuñ leen ko tere ñun suñu bopp mënuñ ko waaye tamit mënuñ leen bàyyi noonu ñu tuur fu leen neex parce que boo leen bàyyee rek dañuy dem fu ñu njëkk a jot rek ñu tuural la ko fa fu ñu njëkk a jot rek tuural la ko fa donc moom moo tax ñun tamit dañ leen di koj rek fexe ba ku ci yor sareet di kii rek ñu xool fi nga gën a jege rek oto bi bu la kojee ñu ñaan la ne la bu ko tuur feneen ñëwal tuur ko ci biir oto bi mu yóbbu ko direct mbëbës donc ñun loolu lañ leen jéem a def. kon de loolu moom nguur bi moom mooy moo war a jël matukaayam kon su boobaa waaye léegi ñu ñëw léegi da ngay gis surtout suñu événement majeur yi nga xam ne lu mel ne ay korité ay tabaski yu mel noonu yéen yan dispositif nga ni far di jël pour mbalit mi ak saleté yi déchets yi ci bés boobu ci événement yi période yooyu waaw Sénégal xam nga moom événement yi majeur yi buy am day am toujours activité bu koy préparé boo jëlee tabaski jël korité tàmm nañu une semaine avant dëkk bi day bouillonnant parce que marché yi gars yi jënd ak jaay bi donc moo tax yu mel noonu bu amee toujours ñun dañuy def li ñu naan le dispositif APA maanaam avant pendant et après li waral avant c'est juste que boo seetee nit ñi di dem ci marché yi marché HLM marché Sandaga marché Tilène marché nangam di jënd di ñëw donc production marché yi yooyu yëpp dafay dem ba mbalit bi mooy bëri ci kaw tali bi donc avant bi moo ñu mën a permettre ñu teg dispositif boo xam ne lu gars yi produit ci mbalit mi rek ñu jéem ko jël ci saasi balaa mooy fay fanaan parce que bu fanaanee nit ñi xëyaat war a liggéey day xaw a métti donc chaque jour dinañ jéem a génne li nga xam ne génne nañ ko ci mbalit yóbbu ko le pendant moom mooy jouru événement bi jouru tabaski bi wala jouru korité bi très souvent nit ñi dañuy nekk di feetu seen kër mais fête bi dina indi production mbalit boo xam ne dinañ ko war a génne nañ ko soxla génnee mais comme jour férié la bu ñu ko bàyyee noonu dañuy nar a fanaan ak lu mel noonu te day métti day xaw a indi trop de désagrément ci population bi moo tax dispositif pendant bi day tax ñun ñu mën a ñëw après midi bi souvent jaar ci kër yi surtout grande artère yi nga xam ne fa la gars yi di génnee seeni mbalit ramasser tout ce qui est produit comme déchet daal di koy yóbbu dispositif après bi nag c'est juste un dispositif d'accompagnement de kii daal de luy mën a tax ba ñun suñuy accompagner li nga xam ne defoon nañ ko parfois juste sécurité xamuloo ndax di nga jot a def lépp mu parfait mu baax donc après bi da nga koy mën a continuer ba nga xam ne di nga delluwaat à un niveau zéro looloo tax ñuy def dispositif APA avant pendant et après. waaw loolu de monsieur Bass loolu moom baax na dispositif xaw ma lan APA avant pendant et après loolu de population bi moom war nañ def comme ñi nga xam ne moom dañ koy gis ci dëkk yi ñeele population bi génn ay cadeau may ñi nga xam ne ñoom ñooy tuuri mbalit yi
camionneurs yi ak yooyu ñooñu di yóbbu mbalit yi ñoo di génn ci defal leen di en fait di pas manifestation di génn ci mbedd bi di leen am lu ñu leen jox ay cadeau yu ndaw yooyu mais fii Sénégal moom dafa mel ni amuñu culture boobu amul culture boobu loolu moom dina doon pour wan dina encourager di encourager ñi di tuuri mbalit bi wan leen ni vraiment ñoo ngi kontaan ci yéen waaye nag monsieur Bass Ndakaaru salte na de waaw Ndakaaru moom salte na léeg-léeg moom day am boo def ngeen effort lool waaw mais na Ndakaaru moom vraiment xam war ngeen ci gën taxawaat daal. léegi beneen laaj bi mooy xam na atum ren moom war ngeen am ay innovation parce que maa ngi dégg xaw ma lan luy benn innovation nga ne PRN xaw ma lan waaw loolu mooy lan sax man seen innovation yu bees yi est-ce que mën nga ñu seen innovation yi mën nga ñu ci wax tuuti. waaw boo gisee innovation yi nag xam nga da nga ne Ndakaaru salte na léegi ci constat yooyu noonu dañu jàpp ne am na ñun tamit loo xam ne war nañ ko teg ay dispositifs yoo xam ne war nañ ko mën a def ba nga xam ne population bi dinañu gën a am fu ñu yóbbu seeni mbalit moo tax bi coordonnateur bi ñëwee le 22 janvier 2020 dafa commencé ne na ñu teg ay bac dëkk bi yëpp ñu jéem a teg ay bac certes nit ñi ñu ngi sàcc bac yi waaye garaawul nañ ko teg rek pour que fépp foo xam ne nit ñaa ngi fay dox ay yor seen mbuusu ndox seen kii laxasu kayitu sandwich wala dana na wala ñoom fuñ ko dugal beneen bi ñu ne nañu créer li ñu naan PRN moom mooy point de regroupement normalisé li tax ñu def ko c'est parce que dañ doon seetlu ci dëkk bi ay endroit yoo xam ne nit ñi dañ daan dem foofu noonu këpp fa seeni mbalit def ko li ñu naan dépôt sauvage chaque jour nga ñëw jël ko waaye boo xëyee fekkaat ko fa ñu daal di fay créer point de regroupement normalisé ba nga xam ne day am ay bac donc endroit la bu ñuy clôturer grillage ak yëpp dugal fa ay bac mu am ñu koy surveiller képp ku ñëw di tuur sa mbalit ñu tijjil la nga tuur ci biir bac yi ci biir sans que mu tilimul fenn ci PRN yooyu nag am na ñaari façon bi ñu naan PRN solide loolu mbalit bii lay jël mbalit bi ñu tàmm di gis mais li ñu créé mooy les PRN liquide loolu ñu ngi koy créé surtout ci Rufisque nga xam ne dañuy am seen canalisation yi fa la nit ñu bëri di tuuri seen mbalit te bu ñuy tuur mbalit dañ koy boole ndox mi yëpp di tuur ci canal bi souvent day indi canal bi di bouché bu nawet jotee dëkk bi inondé kii bi di ball kenn xamul ñu teg fa li ñu naan PRN liquide nag dara boo sottee sa mbalit ak ndox mi da koy segg ndox mi wàcc dem ci canal bi li si des nekk mbalit bi nga xam ne du dëgërle la ñu jël ko def ko si sunuy bac tuuri ko mbëbës donc loolu moom mooy PRN liquide am na yeneen innovation tamit yoo xam ne ñu ngi koy def maanaam les quartiers pilotes ñu ngi koy def dañuy ñëw ci quartier waxtaan ak nit ñi inciter leen mobiliser leen ba ñu jël en charge ñoom seen bopp di nga xam ne mooy la propreté de leur cadre de vie ay créé nañu tamit li ñu naan allo déchet da di numéro boo xam ne da nga ciy oote am problème mu mbalit sa koñ nga oote ñu ñëw jël si ko gratuitement am na allo grava nag da di loo xam ne bokkul ci sunu domaine waaye dafa di loo xam ne day indi mbalit mais dañu def service boo xam ne c'est payant bi pas loolu boo amee def sa tabax ba pare amoon foo yóbbu grava nga ooñu ñu ñëw évaluer ko facturer la nga fay ko ñu yóbbu sa grava donc yooyu plus ou moins moom moo bokk ci innovation yi mais bi ci nga xam ne moom mooy li nga xam ne moom mooy sama liggéey direct moom mooy la mobilisation sociale loolu defe naa dañ ci waxtaan après. waaw mbokk yi ñu ngi fàttali ñu ngi ànd ak ki ñuy wax monsieur Bass muy François Moussa Bass di responsable mobilisation sociale fii ci groupe Arahma mais monsieur Bass li nga wax ni am na solo lool seen PRN moom am na solo mais yéen loolu xanaa war ngeen ko médiatiser nit ñi di ko yëg nit ñi xam am ci information bu doy
mais dafa mel ni da ngeen noppi rek wala boog en tout cas ñun dégguñu leen bu baax ci média ngeen informer nit ñi xam nu ñuy def waaw problème mbalit mi est-ce que yéen di ngeen di maye poubelle da ngeen di maye mbalit ba pôlu mbalit yooyu di ngeen ko maye bu fekkee da ngeen koy maye naka lañ koy defee donc ñu ciy jotee ak yu mel noonu yëpp loolu tam war ngeen ci wax dara waaw. Sunu PRN yi médiatiser nañ ko parce que def nañ ci ay spot jàll nañ ko ci télé yu bëri lu weesu loolu tamit dañuy dem fi nga xam ne dañ ko fa implanté day am équipe de sensibilisation muy wër kër yi ko wër yëpp waxtaan ak nit ñi xamal leen lii njëriñu PRN ak nan lañ koy jëfandikoo. am na tamit ñoo xam ne dañuy toog ci wetu PRN bi képp ku ñëw ñu expliquer la xamal la loolu moom def nañu ko depuis mois de mai yi ñuy implanté au fur et à mesure fi ñu ko implanté ak kii ñu def ci sensibilisation bu doy waaw. pôle yi nag ñun amuñu pour maye pôle parce que pôle dafa di loo xam ne ci ustensile privé maison la bokk maanaam la loi dafa ne ku ne yaa am devoiru def li ñu naan fexe ba sa mbalit ñu koy defaree ni ñu koy saytoo toppatoo ko ci biir kër gi ci yow la nekk sa devoir donc kër gu ne commerce bu ne da nga war a jënd pôle bu tolloog sa taayu kër bu tolloog production mbalit mi ngay am ci kër gi donc loolu la n'empêche nag il arrive parfois ñu amay partenaires yoo xam ne dans le cadre de la mobilisation sociale nga xam dañuy dem ci quartier waxtaan ak nit ñi ñu mobiliser wu di liggéey ci setu gox bi ñun bu ñu amee partenaires yi ñu jàppale ci ay pôle ñun dañ koy jël dem maye ko ci kër yooyu noonu def nañ ko fu mel ni Gibraltar def nañu ko lu mel ni Hann Maristes am na ay zones yoo xam ne jot nañu fa jël maye fa ay poubelles donc ça peut arriver que ñu maye ay poubelles mais du loo xam ne ci suñu mission la. waaw d'accord xam naa ni loolu daal moom waaw loolu de sensibilisation moom xëy na peut-être niñ ko war a déggee bu baax ci télé bi ak ci média yi benn yoon ngeen xamoon période mois de mai bi ngeen ko def après déggatuñu leen dañ leen war di dégg régulièrement nag mu gën a am solo waaw régulièrement pour nit ñi gën a am information bu doy waaye yéen it nit ñaa ngi maye ay cadeaux en société entreprise ñu ngi maye ay cadeaux chaque fin d'année xanaa kay fin d'année mu ne ngeen may nit ñi poubelle sax monsieur Bass. waa di fàttali mbokk ñu ngi waaj a jeexal émission bi xanaa ñu wax monsieur Bass rek lan lay digal sénégalais yi pour ñu war a gën a fagaru ci wàllu ci set bi ak yu mel noonu ak wàllu mbalit bi lan nga ñu digal. waaw xam nga bu bëggee digle ci wàllu mbalit mi dëkk bi salte na salte boo xam ne dinañu génnee ay oto lu tolloo 200 camions lu boo jëlee Dakar rek 200 ba 300 camions par jour ñuy jël mbalit yi di yóbbu Mbeubeuss da ngay génnee lu tolloo 3000 tonnes par jour ci ay mbalit mais du tax dëkk bi continuer di salte lii tax nag dëkk bi bañ a ci salte dafay fekk population bi jël seen loxo dugal ko ci maanaam tey jii bu ku ne di bale sa buntu kër bu ku ne am poubelle réglementaire di ko def ci di def sa mbalit ci biir poubelle bi di ko tëj ku ne di xaar heure bi camion bi di ñëw nga dem joxe ko foofa sotti ko ci camion bi yóbbu ko Mbeubeuss bu ñu bàyyee di sànni ci mbedd yi di tuur ndox ci mbedd yi di jàpp ne mbedd bi mbedd buur la loolu yëpp bu ñu demee ba changement yooyu am dinañu commencé am dëkk bu set waaye tant que ñoo ngi def rek buñ ne lii mbedd buur la wala
yéen dañ leen a fay pour ngeen bale suñu tilimalul doo leen liggéey. xalaat yooyu noonu moo fi nekk ba nga xam ne dëkk bi pour mu set day difficile nañu jàpp ne liggéeykat yi ci mbalit mi dañu am heure xëy am heure wàcc bu nekkoon ne dañu bëggoon di liggéey 24 heures sur 24 kooku dëkk bi amuñu budget bu toll noonu budget bi toll na noo xam ne li ngay wax naan fin d'année ñu mayee cadeau buñ ñu mayee joxe budget bu tollox noonu dinañ ci mën a dem dugg na ndaxte nag suñu budget moom ni mu toll moom bëri na ci dégg-dégg waaye liñ ciy def yëpp du ko mat liñ ciy def yëpp du ko mat waaw moo tax daal na ñaan yàlla rek budget bi gën a bëri ñaan yàlla tamit nit ñi am changement de comportement nit ñi am beneen taxawaay ci li di set nañu bàyyi tilimal nañu bàyyi naan dañuy bale après dinañ ko bale déedéet bale baax na lool waaye bañ a tilimal moo ko gën. waaw monsieur Bass loolu de moom mooy lu wér peng bi nga wax moom vraiment lu wér la waaw nit ñi sénégalais moom war nañ góorgóorlu nag waaw war nañ góorgóorlu trop di fàttali mbokki rek ñu ngi tey le 23 janvier 2021 fii ci groupe Arahma di dalal kii monsieur Bass di responsable mobilisation sociale bu UCG di ko dalal fii ci groupe Arahma. waaw monsieur Bass yow ñun dañ lay dégg lu bare koo laaj rek mu ne monsieur Bass bi nekk vraiment UCG liggéeykat la il est compétent il dafa dynamique il est social aussi vraiment dañ lay jox ay qualité yu bare waaye mais yow xanaa yow président déggu la ak ministre bi li ñuy dégg ci nit ñi bon duñ lay gis lu bare aussi ci plateau télévision yi pour ngay waxtaan ak nit ñi waaw lu xew xanaa yow yaa bëgg loolu wala la président bi nag war na la dëgg parce que vraiment ñun daal ku ñu laajte rek ñu ne moom vraiment monsieur Bass vraiment il est vraiment dynamique il travaille bien en tout cas ñu ngi lay jox ay qualité yu baax a baax waaw mais nag dafa mel ni sa nga xaw a sedd de monsieur Bass. léegi ñu ngi émission bi jeex na tey léegi lan mooy sa kàddu yu mujj fii lan ngay dënk nit ñi jërëjëf. waaw di dellu si di leen di gërëm ndax ku la ubbil buntam ndax nga joxe sa message danga ko war a gërëm man da ngeen ma jox occasion di nga xam ne ñu ngi koy liggéey di ko dund ma mën ko wasaare xamal ko nit ñi ndax ñu gën a mën a jàpp ci suñu liggéey ñun ndax liggéeyu nettoiement da di loo xam ne du ñii nga xam ne ñoom ñooy bale mbedd yi wala di jël mbalit yi rek ñoo ko war a def nettoiement def di loo xam ne ñëpp a ci bokk askan wi ñoo ci jiitu setal ñun ñu ñëw setantal loolu moom muy mën a tax dëkk bi set te boo leen tijjee seeni bunt ñu ñëw mën a wax ak yéen rek dañuy jàpp di ngeen di jàpp lu bari ci suñu liggéey ba nga xam ne bu résultat amee tey dañ naan yàlla yéen la yéen a ñu ubbil seen bunt yéen a ñu déglu yéen a jàpp ci li nga xam ne moom leen nit ñi ñaan ngeen def ko ndax ku nekk jàpp ne mbedd bi sama buntu kër sama koñ sama quartier dara warul ci tilim bu tilimee maa ko war a defar bu salte maa ko war a bale bu ñu ko defee rek dëkk bi yëpp dina set di leen jaajëfalaat bu baax a baax. di kontaan bu baax ci monsieur Bass jërëjëf ci teewaay bi jërëjëf di kontaan ci yow bu baax ni ñu nangulee ñëw ci émission bi mu nekk mbégte bu rëy te vraiment bàyyi ci yite ñëw wuyu si ñu vraiment loolu moom dañu ciy gërëm am nañ ci vraiment information yoo xam ne ñun population bi amuñu ko woon c'est une bonne occasion fii tey ñu am ci lii vraiment li ñu andil nii
di ñaan nag population sénégalaise dina góorgóorlu ci wàllu mbali bi nag waaw xam naa ne dañuy am ak yow ci beneen jotaay ñu ngi wax mbokk ne képp ku am laaj ñam question mun na dugg joxe ay question bu suba wala fii ak suba monsieur Bass dina dellu si waat xëy na tontu ci laaj yooyu su ko defee léegi ñu bàyyi ko rek mu noppale ko fu mu toll nii ok jërëjëf ba mbokk yi ba beneen jotaay incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullah. يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي. asalaamaaleykum man la Cheikh groupe Arahma ñu ngi leen di ziar bu baax nag dafa am benn question bu bëggoon kii rek par rapport ak UCG wax dëgg yàlla rafet nañ seen liggéey bu baax a baax macha allah yéen a ngi liggéey lu rafet macha allah yéen a ngi góorgóorlu bu baax surtout événement yi wax dëgg yàlla événement yi ni ngeen koy préparé baax na léegi dama amoon benn question bi mooy des fois da ngay nekk ci mbedd lekk benn affaire wala nga yor benn sachet nga bëgg ko sànni. da ngay dox ba sonn wala da ngay gis nit ki dox ba sonn du gis poubelle enfin da koy sànni ci mbedd bi léegi est-ce que boo leen amoon comme par exemple yéen seen ay poubelle bopp yoo xam ne nii chaque benn 200 mètres wala chaque 100 mètres boo doxee da lay leer ni am na poubelle bu fi nekk yow boo yoree looy sànni daal yaakaaroon naa dana xaw a tane tuuti parce que da ngay gis man mii daf may daal damay dox yor lu ma war a sànni dox ba sonn du ma gis fu ma ko sànni koñ gis benn buntu kër mbali tegu fu ma dugal ko fa. mais am ñoo xam dañ koy jël sànni ci mbedd bi parce que dañ naan da ngay dox ba sonn doo gis poubelle loolu tamit keroog rek maa ngi gis benn journaliste 2S naan bërki démb dafa génnee si pharmacie bi yor kayit bëgg ko sànni amul fu mu ko sànni ba kayit bi da ko indaale ba si plateau bi sax génnee ni mu ngi nii te gaaw waa UCG yooyu la woon boo leen ñu mënee jàppale si loolu incha allah danañu arrangé trop jërëjëf ñu leen di ziar yéen ñëpp. waaw jërëjëf ci question bi c'est vrai que ça a toujours été un problème moo tax boo gisee depuis mars daaw ñu commencé teg ay poubelle ay bac de rue yi nag dañuy teg tous les 100 ou 200 mètres en quinconce c'est-à-dire bu ñu tegee côté bi teg côté bële teg côté bi noonu lañ koy tegee di commencé ko Dakar di ñëw objectif moom mooy fexe ba fépp foo xam ne nit ñi dañuy dox passant yi ñu tegal leen ko dañu ko accompagner tamit ak sensibilisation wax ak kër yi ne dem poubelle yi ñu teg nii ci biti du pour yéen ngeen génne seen mbalit teg ci mais dañ ko def pour passant yi ñu ñëw di fa sotti seen yi ñu yore ci seen loxo malheureusement comme kenn xamul rek Sénégal moom loo gis rek am na lu ci nit ñi di def am na ñu koy rocci di dugal seen kër am na ñu koy jël di yóbbu di jaay feneen ak feneen moo tax ren jii bi ñu tegee defe naa war nañu teg lu tolloog 1000 bac de rue boo ñëwaate di def décompte bi da ngay gis ay 200 ba 300 yoo xam ne kenn xamul fu ñu dugg mooy loolu moo taxit ñu tegaale tamit lii di PRN yi parce que PRN yi ay point la yoo xam ne dañ ko defoon nit ñi am ay dépôt ñu teg ko fa mais tamit képp koo xam ne yor nga sa kayitu sandwich wala potu café wala yu demee noonu amoo foog sànni nga jàdd ci PRN bi teg ko yow nag exemple bi nga joxe dafay laaj ku nekk am conscience boobu noonu parce que téye nga ko xool buntu kër bu am poubelle nga ñëw dóol ko fa defe naa ne loolu dina tax ba dëkk bi duñu sànni fu nekk mais nag c'est un coût bac boo ci jël rek bi ci gën a tuuti mu ngi jar 50 000 bu ci gën a tuuti mu ngi jar 50 000 donc boo seetee Dakar yëpp bu ñu ko bëggee tegal ay bac dina toll noo xam ne mooy li ñu doon wax léegi rek budget bi mënu ko supporter mais da ngay teg ndànk-ndànk at bu jot nga am loo teg ba nga xam ne di nga mën a arriver à une bonne couverture des rues de Dakar bu boobaa nag dinañu mën a xaw a am tuuti satisfaction ci liggéey bi mais
nañ ci gën a nit ñi nañ ci gën a am conscience gën ci jàpp ne waruñ ko sànni ci mbedd bi rek jàppale ñu ci. asalaamaaleykum groupe Arahma ñu ngi leen di ziar bu baax. man de dama doon xalaat ni comme par exemple yéen mën na am benn politique boo leen doxal comme par exemple joxe deadline fii ak benn 6 mois wala benn 7 mois wala benn 8 mois si seen PRM yooyu ngeen di wax su ma juumul si noo bi ngeen wut pôle ay pôle mbalit yoo xam ne gouvernement de ménage yi ay benn 1500 wala 2000 je sais pas yéen a xam lu ñu koy jëndee. ngeen deadline bi fii ak 6 mois wala fii ak 8 mois ku pôle mbalit yii nii suñu oto mbalit yi bu ñëwee boo koy tuur ñun duñ ko nangu genre quoi. xanaa su boobaa yéen boo leen tegee ay poubelles yoo xam ne pour mbedd bi la pour passant yi bu ñu rombee sànni ko si xanaa su boobaa gars yi duñ ko sàcc parce que su boobaa day fekk pratiquement kër yëpp dañuy am seen poubelles yi waaw moom daal loolu laa xalaat comme benn solution daal xaw ma nag yéen noo leen ñuy appliquer politique boobu ak noo leen koy dérouler yéen a ñuy gën a xam daal mais nag loolu moo si sama xalaat daal pour poubelles yi si mbedd yi mën a des ak yooyu daal genre merci. wax li nga wax dëgg la c'est-à-dire que yow yaa ngi wax waxu indi système boo xam ne dina tax kër gu nekk mën a am poubelle temps Prodac Aprocen daan nañ ko def di subventionné ay pôle di ko joxe ci kër yi mais boo seetloo pôle Aprocen yooyu yëpp mujjul fenn du root ndox dañ ko def ay pôle pour root ndox wala def ceeb finalement nit ñi def nañu politique dugal ay pôle ci biir kër yi mais kër goo ca dugal pôle ñu utiliser ko pour leneen lu dul mbalit jamono bi UCG jël mbalit mi tamit def nañ ci ay programme yoo xam ne dañuy joxe ay poubelle di ko def bëccëg fukk am ci ay partenaire chaque jour da ngay joxe fukki dërëm chaque jour da ngay joxe fukki dërëm ba mu mot 3000 xawma nangam nga am sa poubelle dem sa yoon waaye loolu da nga koy teg nga gis nit ki ne la dafa seer mënuma ko attanuma ko nangam nangam maanaam daal tey ñoom li ngay gis Sénégal mooy may leen poubelle duñu nangu def ci xaalis te boo leen may poubelle duñu ko utiliser ci mbalit dañ koy utiliser pour root ndox wala def yëre fóot wala def ci seen ceeb di ko ci tëj loolu rek kay seeni kii donc dadi loo xam ne daal man dama jàpp ne tey jii il faut ñu conscientiser nit ñi ñu xam ne dañoo war a am poubelle dañ ko war a utiliser pour mbalit waaye du loo xam ne dañ la koy may nga koy def jëfandikoo ci leneen tamit